asalaamaaleykum mbokku téléspectateur enquête 221 TV dalati leen ak jàmm ci seen émission bi nga xamante ni mooy Thiey ni ma koy faral di waxee Thiey du ma ci wéet saa su dee dama ci ànd ki nga xamante ni moom laay wax naa ko l'infatigable kii mooy ki nga xamante ni su waxee rek kàddu ñëpp yaakam ni sax mu bañ a jeexal Amina ci loo ne. le savant ziar naa la. waaye nga am jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax non gis naa la man si yow laay roy. waaw. gars yi namoon nañ la de. non gars yi man lañ nam wala yow. bañ na la ci rek ndax yaay man maa yow. waaw ok kon nag yow lañ nam man damay taxaw ne yow la ñu nam. waaw te ñu ngi lay déglu. voilà di nuyu internet enquête 221.com di amaat mbégte encore une fois di toog ak ñoom fii di partager ak ñoom lii di Thiey. Thiey nag mooy ni ñu koy waxee à chaque fois mooy loo xamante ne bu ko nopp déggee roxo daal di jib dar gémmiñ. mu nekk nag des faits de société yoo xam ne dafa courant ñu koy gis ñu amuñu xam-xam xamuñu lépp waaye li nga xam ne am nañ ci as tuut ci aperçu rek wala muy analyse ñu daal di koy indi partager ko ak yéen internet yi ngeen complété ko ak commentaire yi ñu di leen jaajëfal. mais tey Thiey bii dafa garaaw. Amina Thiey bii def naa su ma ko waxee téléspectateurs yi ñoom dañuy ñëw rek enquête 221 laaj ma fa soxna si nekk. waaw doy na waar loolu ak aussi tamit waajur yi ci sàmm bi ñu war a sàmm seen njaboot ak yooyu. mais je pense que kon mën naa joxe élément voilà. kon mbokk téléspectateur nee naa saa su nekk nii lay demee bu baaxee rek fii la enquête 221 dañuy seetaan élément bi daal di ñëwaat si plateau bi. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na nga def. maa ngi fi. ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. mu mel ni dafa am benn natt boo xam ne daf la mës a dal ci sa àdduna. dëgg la. dafa am ku mës a yegg sa kaw. dëgg la. est-ce que di nga ñu mën a ñëwaatal ci ni mu demee. d'accord en fait man bi ma nekkee xale. sama yaay dafa demoon Tamba. bàyyi mag sama nijaay. mais sama nijaay boobu danaa def kër ga bu fa kenn nekkul rek mooy raay di ma def yoo xamante ne mooy loolu daal. mais daanu egg sama kaw. léegi ma koy muñ comme affaire xale la ma koy muñ ba ma nekk mag. ci laay sante ak benn gendarme. mu bëgg ko trop sax. yéen ñaar da ngeen doon génn gendarme. waaw dina génn. boobu ñaataat nga am. boobu maa ngi am 18 ans. mu bëgg ko trop. bu benn bis yàlla def affaire xale jàpp ma ànd ak moom. waa ji moo ko téléphone ne ko damaa ëmb. bi ma ko ne damaa ëmb mun ma loolu noonu mënu nekk parce que mënumaa ëmbal. mu daw res dégguma ko ba xale bi judd ba am 6 mois. heureusement nag sama ñoom waa kër comprendre nañ ma. jënd ma en souhait sama papa manqué ma daal lépp mi ma ko doon defar ba ma am doom. waaye ba mu am 6 mois. am koo woo téléphone ne ko yaa xale bi def photocopie te papaam bu la porté plainte dina la jàpp. mu daw ñëwaat ba instant bi nii mu ngi def le tout pour jot ci xale bi. du jotu jël sax mais pour ñu déclarer ko yooyu noonu. kon xale bi mu juddoo ba léegi kenn mësu ko déclarer. noonu bi mu juddoo ba léegi kenn mësu ko déclarer. xale bi am na ñaata at. octobre bii lay am la woon am at. léegi seen waa kër ci ban moment la ñu yéegee ni yaa ngi génn gendarme bi. en fait jéegoon nañ ko depuis le début parce que man dama yàgg bëgg nekk ay gendarme homme de tenue yooyu daf ma yàgg neex. léegi nag sama benn xaritu yaay moo boole woon ak moom pour mu defal ma formation comme moom daa bëri ay lijjanti yooyu noonu. si lañ commencé woon génn mag moom. ok daan na ñëw seen kër di la seet. non ba mos na faa ñëw benn yoon jour mu ñëwee foofu noonu di ma xool parce que mosuma gis moo tax. mais bi nga ëmbee seen waa kër dem nañu seeti ko. non bi ma ëmbee suñu waa kër noonu jotuñu teelu ko parce que xam nga Sénégal dañoo bëgg affaire de sëriñ quoi dañ ko gëm. te am benn sëriñ bi sama yaay seetlu woon sëriñ bi ne ko carrément bu fa mos a dem boo fa demee di ngeen am problème ndax yéen coow jigu leen te ñoom dañoo am doole. sama yaay toog muñ. kon gendarme bi seen waa kër mosuñu koo dem seeti wax ko li mu la def. déedéet mosuñu koo dem ba léegi nii sama papa da koy rëbb xanaa parfois mu woo sama yaay yooyu noonu di xool xale bi sama yaay aussi day rafetal parce que bëggul xale bi màgg te du am baay parce que cas yooyu gis nañ ko fi lu bari ñu màgg te du am baay affaire bi def problème xale bi da nga def problème boo xamante mën a nekk leneen. muy noonu. famille gendarme bi tamit yëguñu ne am na ak yow doom. non instant bi moom yëg nañ ko vraiment ñu ngi wooteeg yooyu noonu. léegi yow nangu nga mu reconnaître sa doom. waaw parce que ku sañoon ku nekk sa doom day am baay. parce que kenn ñaanu yàlla sa doom màgg di wër kuy baayam. moom nangu na reconnaître xale bi. waaw nangu na kaa reconnaître mais sama papa moo nangul parce que loolu dafa metti trop parce que dara gënu metti sa yaay di xaar si yow ñu maye la. nga sigir ko lii dal la mu daw responsabilité ba xale bi am lu ëpp sax au moins 6 mois muy doog a ñëw.
bi mu la defee loolu ana sa xaritu yaay bi la boole woon ak moom. sama xaritu yaay boobu moom mi ngi fi. moom doxu ci benn jéego. ankay moom moo woo kooku téléphone dégg kooku après moo ne carrément sama xaritu yaay boobu moo ko woo téléphone ne ko yaa xale bi yéen a photocopie. dama nga jël sa doom. xale bi jamono ji dina laajte papam. non instant yi mënagul wax tey jàng dox. léegi nag yan matuwaay nga fas yéene jël. man moom su ma seen instant bi dinaa def le tout boo ut liggéey bi wala loo xamante ni dinaa si mën a jàpp pour dimbali sama doom. parce que li may ñàkk naa ko pare. waaw mi sama doom te su ma seen dama koy téye ba am jëkkër mais comme yàlla nii la ko dogalee te mënuma ci daal moom naa jëm a liggéey rek takk sama sa xool lu ma yore sama doom. moom gendarme bi waxu la benn yoon waxu takk. si parce que si wax na waxu takk mais instant yi man pare ma pour sëy ak moom. lu tax pare woo pour sëy ak moom. parce que nakar bi ma teg su ma yaakaar sama àdduna ma dinaa nekk nit koo xamante ni dinaa indi doom joo xamante ni du nekk doom yoon parce que suñu famille loolu mu ci cee am te ni may dafa metti bu nangu xale bi sax sëy bi du doon problème mais bañ gi ko bañ moo metti. waaw mais léegi du nangu na xale bi. nangu na ko waaw. léegi ba tey bëggatoo sëy ak moom. non bëggatuma ko. sa xol dafa jeex ci moom. waaw instant moom mooy loolu bëggatuma lu ko jege. léegi nag sa doom lan ngeen di xaar pour déclarer ko. sama doom sama papa mooy problème parce que nangu ñu joxe kayit bi parce que kayit pour ñu déclarer ko instant ko ñu jox ko papa moom rek moo mën a déclarer sama papa dafa bañ ñeneen moom moo koy déclarer boppam. wax naa ba sonn mais moom dafa bañ xolam moo ko may loolu daal. famille gendarme bi ñëwuñu waxtaan ak sa papa pour que mu nangu ñu ne serait-ce que pour ñu déclarer xale bi mu am kayitu juddu kese. non parce que ñeewuñ sama papa ne bis yu fa tegee seen tànk dinañ leen tëj. sa yaay aussi deful benn jéego waxtaan ak sa papa pour xamal ko ne ko xale bi dafa soxla kayitu juddu. non sama yaay moom sama papa moo nekk nit koo xamante ni bu xasee jàpp rek jàpp na kenn mënul ci moom dara moom li mu jàpp rek loolu lay am. léegi yow lan mooy sa taxawaay est-ce que waxtaan nga ak sa papa. non sama papa moom waxtaan naa ak moom waaye nee na ma li ma nekk temps mu jigéen mu amoon yaakaar ci man ak moom ni ma def bañ ëmb yu sax garaaw parce que ëmb yàlla koy dogal mais nay rafet ni mu bañ xale bi ne loolu moo ko metti loolu moo tax. ñu lay jaajëfal. merci beaucoup. boo amee loo xamante ne moom ngay wax la pour nit ñi jàppale la ko wala loo bëgg def lan la. instant moom sama àdduna bëgg mu visé ma daal lu dul liggéey rek comme ni ma la ko waxee sànq soxna si parce que àdduna yi def naa yaakaar naa nit ki lépp loo am rek te ñafewoo ko sa bopp rek amoo dara. di ñaax aussi sama moroom jigéen yi nga xamante ni dañuy am doom di ko sànni ci mbedd beeg di ko dénkaane ak leneen. parce que jamono ji toll nañ foo xamante ni même boo nekkoon di sëy borom xaas bu nekk. te amoo doom jàppandi sëy boobu da nga siy perte. te am na ñoo xamante ñu ngi am alal bu du jeex suwaat ngoon ñu ngi xëy si hôpital yi fu ne di nekk lu nekk pour am doom rek yow yàlla bu la wërsëgalee nga am doom nu mu mënti nu nekk. jël ko toppatoo ko def soin yi war ci moom pour ëllëg kenn xamul koy jariñu. instant bii nii am nga ñaata at. instant bi am na 20 ans. am na koy bëggante. non instant moom prêt moom pour génn kenn vraiment. parce que wóorootuma xale yu góor yi. mais nag xanaa envisager nga sëy. si pour si kaw ma am lu ma jàpp. parce que xale yu góor yi souvent li ñu lay wax buñ la bëggee ak après buñ la takkee ça fait 2. dañ lay tàddee teg de suuf te bëgguma sama doom nekk xale boo xamante ni damay sëy muy souffrir après. jamono ji kan moo yor sa doom di ko entretenir. non jamono ji léppam sama yaay la. gendarme bi nanguwul ñëw jël xale bi en charge. non. lu tax nanguwul ci def ay wareefam. parce que sama papa li mu ko menacé ne ko ni nga bañ da nga woon a nangu depuis le début nga bañ xale ba mu ëmb ba mu am doom ba xale bi am 6 mois ngay doog a ñëw duma ko nangu. est-ce que sa papa nekkul ki nga xamante ne moom mooy obstacle bi dox sa digganteeg waa ji ba nanguwul jël ay responsabilités. non sama papa aussi benn côté si la mais benn côté aussi dama koy comprendre. te xam ne carrément instant yu toog parents yi nii képp ku ñu ko fi defoon sa doom ku nekk noonu ngay taxawoo mais benn côté aussi dafa war a comprendre sama doom dafa war a am baay ëllëg comme moom ay doom ni amee ay baay. ñu ngi lay jaajëfal soxna si. merci beaucoup di la masawu bu baax sax. mangook mbokk yi defe naa li ñu doon seetaan noonu moom mooy élément bi tax tey ji ñu nekk fii muy cëy kooku xale bu jigéen boobu ngeen di gis génn gi mu doon génn ak benn gendarme moom moo ko yóbbee li ni mel mu daal di ciy jëlee ab ëmb waaye explication am ci biir gis nañ ni que ni dafa démarré ci nijaayam ku ni nijaay nag wax rakk yaay pour man rakk yaay amoon na benn taxawaay bu mu waroon a taxaw bu dul tey ji li mu doon sekk ak
ki nga xamante ni moo di gerbaatam ba tey ji loolu poussé ko ci xelam poussé ko ci ay actam ba mu am xemmeemu tey ji egg si fii ak gendarme bi Amina. waaw Davida mu nekk lu tiisan ci xale bu ndaw man bi may waxtaan ak moom mu ne maintenant elle a 20 ans la première question que je me suis posée ci ban âge la tàmbalee di dund la muy dund kon nga xam ne àddunaam teel nañ koo sànq li nga wax nag fa nga ibbee fa laa ibbee mooy man dama jàpp ni parce que bu njëkkoon suñuy wax naan gone danaan am ay waajur yu bëri c'est parce que kër gi nga nekk su amee sa bàjjan am sa papa sa rakku papa sa yaay say ndijaay ak say umpaañ say cousin say doomi ndijaay say doomi bàjjan ñoom ñëpp dañ naan nekk ci yow parent di participer ci sa éducation loolu moom moo tax ñu naan bu njëkkoon xale yi dañ daan bëri ay waajur mooy kenn ku si nekk ñëpp ñi la mag ci kër gi moo xam posture bu ñu mënti am yéen a bokk kër gi mbokk lañu xarit lañu lu ñu mënti ne ba si boo génnee ci mbedd mi sax say xaritu papa ak say xaritu yaay ñooñu dañ daan nekk si yow parent daan contribuer ci sa éducation waaye tey boo demee ba ki war a ñoŋal sa éducation kooku moom mooy njëkk a def si yow mbon tamit jar na nag ñu def benn taxaw seetlu laaj fu suñu jamono toll parce que ndijaay mooy yaay ndijaay mooy rakki yaay kon kooku yaakaar naa ne sidit bi wala xol bi doom am ci ndey moom la war a am ci doom ba war a mën a tax sax gam nga léeg-léeg suñu demee ba naan ndijaay moom mooy maye jarbaatam parce que moo gën a jege ndayam léeg-léeg da nga gis xale bu ñu su ma juumul ci jàngale sax mag ñaa ngi wax naan xëy na ëllëg yomal xiyaam ndijaay dina ràmmu jarbaat ci lu ñu wax waaw ci ay jàngale mag ñee ko wax ce qui veut dire que kon ndijaay am na importance ci doomu aadama kon kiiraay la parent la yaay la waajur la ku la war a éduquer ku la war a yar la ku la war a jubbanti la wante bu ñaawteef jógee ci moom dal si kaw yàq jéggi na gan te ami li ci gën a doy waar nee na bi muy nekk tout tànk la ko nijaay ji doon def kon boo xoolee def comparaison bi muy nekk tout tànk ak jëf yu nga xamante ni nijaayam doon na ko def ak moom ak ci ban intervention ak benn interkii boo xamante ni fa la toll ba gisanteeg gendarme bi ci âge boo doon xool doon def xayma balaa maa ñëw ci xayma bi tout d'abord ci li may njëkk ñëw mooy bi may séq ak moom waxtaan bi nee na sama ndijaay daan na ma làmbatu bu sama yaay génnee ma jàpp ni yëfu xale la ma noppi xam nga lan laa bëgg jàngale foofu Davida waajur yi dañuy am tendance di wax seen doom yi naan xale du nettali waaw loolu erreur la waaw te man de ci éducation bi nga xam ne jot nañ koo recevoir dañu doon faral di wax dafa bokk ci éducation sexuelle donc boo koy yar parce que éducation sexuelle du éducation la l'éducation à des étapes mais est-ce que ndey wala papa ci complexe mënu leen jàpp ba li ngay wax nii duñ ko complexe si diggante ndey ak doom bu jigéen warut a mën a am éducation sexuelle doom ndey dafay faral di wax doom ne ko su ñu laalee sa taat ñëwal nga wax ma ko suñu yëkkatee sa sër ñëwal nga wax ma ko day waajur dina jàngal doomam ne ko bul nettali boo fekkee ay mag di wax bu ci dugg soo déggee nit ñu wax sàngam bul ko waxaat soo déggee nangam bu ko nettali waaye nag bokkul ba tey ak waajur bi yar doomam ne ko suñu laalee sa taat bu na nga ñëw nettali na nga ñëw wax ma ko suñu yëkkatee sa sër na nga ñëw wax ma ko boo gisee benn góor wala benn tonton wala benn nangam bu ñëw kat mu laal la fii wala mu laal sa ween na nga daw si nga ñëw wax ma ko loolu dafa bokk ci nga jël sa doom jox ko alerte pour que kat su amee magum saay-saay bu ñëw di jëm ci moom naka sudul noonu mu alerte la yow loolu lu normal la moo tax il faut parents yi si seen éducation ñuy ràññaat la li ñuy tere seeni doom ak li ñu leen di digal ok kon ñaar la daal. ñaar la tere bi mën na nekk parce que tere nettali bokkul ak nga alerter sa doom nga fexe ba wax ko ne ko am na sa ay parties yoo xamante ne bu ko tonton laalee nga ñëw wax ma ko. ok parce que nag bu dee doom bi da nga koo tere nettali en général. ne ko bu ma la dégg nga ñëw wala bu ñëwee daw yaaykat def nañ ma nga tell pes day tax dina am lu ko dal ëllëg si biir yow di nga jooy. te du la ko expliquer. du la ko mën a wax. ok. est-ce que yaa ngi comprendre kon daal mën nañ jàpp ni mbon yàgg na fi waaye tamit maanaam di nëbb yi mbir tamit ba mu lay jural musiba yàgg na fi.
dama waxtaan ak mag mu ne ma yàkkataan jógu fi mi ngi am ba tey xale yi yu xóotu. mais yow Amina mais nit ñi léegi ñu ngi uuf kii xale yu ndaw yi ci bis bi. waaw mooy li ma la wax rek. mu ne ma yàkkataan am na jógu fi gone yee yu xóotu. la ma waral loolu mbaa dafa kii. léegi nag mu delluwaat ne ma. yàkkataan sax bëreetul yàq yëgoo moo am. yàq yëgoo mooy lan. nee na kat dafay doon loo xamante ne. da nga ci ànd ak moom. du doon loo xam ne dalay bett def la wala dalay siif waaye loo ànd ak moom la ñu baal ma mooy li dal xale bu jigéen bi. maanaam bànneex bi ñoom ñaar ñoo koy séq parce que xale bu jigéen bi dama ko laaj mu ne ma waa ji dañu doon génn man ak moom. te ci biir waxtaan bi daf ma ni dama yàgg bëgg affaire gendarme sama benn xaritu yaay boole ma ak waa ji. waaw comme moom ba muy wax a xaritu yaayam dafa wax a xaritu yaayam que ni dafa bëgg nekk gendarme nekk koo xam ne day liggéey comme homme de tenue. kooku boole koog waa ji mu dem di génn ak waa ji ci loo xamante ne seen waa kër yëguñu. mais waa ji deful formation bi maanaam du moom mooy defaraate formation bi est-ce que tamit ki ko boole ak moom bi mu koy boole jubluwul woon ci mu mettre ko en rapport ak peut-être ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo habilité à faire ces genres de kii la. waaw xam nga problème bi Davida tey man su ma ñëwoon ne la man kat Davida dama bëgg liggéey si télévision. da ngay naan xaaral ma dem gisi ji kuy liggéey ci télévision ba boole koog Amina. yow kooku da ngay naan comme mi ngi liggéey si télévision kon su ma ko boolee ak Amina dina jàppale Amina. waaw noonu rek la demee. waaye léegi nag gis nga Davida kenn du maye wane ginnaaw wala kenn du boole wane ginnaaw da ngay topp di ci sàmm. parce que xam nga ni kii xale la boole nga ko kii pour mu utal ko liggéey sàmmal topp ci pour yow que tamit nga xam xaritu way juróom nga je suis tout à fait d'accord ci li nga def xëy na da nga ko bëgg a jàppale en tant que sa doom mais nag jàppee ko ni sa doom la nga continuer di sàmm xool ban jëflante la am ci digganteem ak waa ji. jëf jooju nag man ci laay wax ak yéen téléspectateurs yi parents yi aussi ñu daal di leen woo tuuti ñu waxtaan ak ñoom ci tere yi nga xamante ne defe naa Amina Paye wax na ko mooy bu leen di jàpp ni kat doom ji warut a nettali léeg-léeg ñu def ko loo xamante ni nettali da cay gën ndax bu ko nettalee nga mën a jël ses dispositions. yenn dispositions yi nag maa ngi ko koy jël nag moom moo lay indi li nga xamante ni moo di tension nag damay faral di wax naan li ci ëpp solo ngeen bàyyi ko xel moom moo di attention nag moom doo xalaat mukk am benn rédaction ndax mention nag nga ci bëgg te mention bi mooy nga jël say doom jël say njaboot eggale leen fi nga xamante ni foofu nga bëgg ñu yegg fa suba ñu doon ñoo xamante ni ñuy tekki la ci biir réew mi waaye tamit yow mi may déglu doon tout tànk sa bëgg-bëgg bu mu lay poussé ba ngay dugg ci loo xamante ni waroo ci dugg ci li ngay fan la ndax ni mu ko waxee leer na neen daf ko mosoon a bëgg a doon sol tenue boobu tey dikkee na ko loo xamante ni musiba la mbaa kumbalu lu ñu koy waxee noonu ba tax ni Amina ci biir wax ji muy wax ni yaa ngi koy dégg ci aasam tey bu amee 20 ans ci la yam. waaw xam nga Davida man xale bi franchement dama xaw a tiit ci li ko dal. parce que tout d'abord tamit Davida doom dañ koy jàngal àdduna di waxtaan ak moom parce que xam nga xale bi aussi kenn demul ba ko li olof naan ku wax ci sëy bi wax ci fase bi gone gi tamit ku wax ci waa ji wax ci ay waajuram wax ci gone gi waaw wow bët nag daf ma ne def na ko dal na ko te ni muy waxee nii xam nga ni kii parce que xale boo xamante ne bi ngay génn ak ab gendarme moo la mag foofu tu avais à peine juste 18 ans nga dem di séq ak moom tout d'abord ana njàngale bi ko jàngale won ko ne ko kat parce que moom nee na yaakaaru woon sama àdduna ni dinaa jur doom ju amul baay sama ndaw dama bëggoon sàmm ko ba keroog ñuy am jëkkër nan ngay sàmmee ak sa ndaw bu dee yaa ngi génn koo xamante ne yéen a ngi séq waaw c'est ça nag te mbir mi nag nee naa du ñam benn yoon toog de. non Davida on peut pas semer. on peut pas récolter ce que l'on n'a pas semé. non mënoo ji ñambi. bëgg a récolter waat. daal di bay nu mu tuddati carotte. mënul nekk waaw. doo ji ñambi bay carotte. déedéet dafa am loo xamante ne boo ko bëggee danga cay ne. da nga bëgg sàmm sa ndaw ba keroog yàlla di la may borom kër. dëgg la la lay tàqale ak sa ndaw bul ko caaxaane. bu ca yegg te gis nga nag Davida xale dafay nekk xale di def yëfu xale yem palaasu xale na xale yi bàyyi mag ñi ñuy fréquenté. mais est-ce que nekku yi mag ñi tamit am ñoom ñoo yor kii non mais Davida gis nga àdduna bi boo fi nekkee quand tu donnes une leçon il faut le donner des deux étapes. Ouais. Genre c'est deux parties yëpp il faut donner la leçon aux deux parties. wér na est-ce que yaa ngi comprendre.
am na mag ñu fi nekk Sénégal mag ñoo xamante ne seen xel moom moo gàtt ay mag yuy fawee gone lañu man nag bu ma gisee mag muy fawee gone man ma nekk ndaw loo xamante ne luy sàmm sama bopp laa parce que gis nga mag muy bañ gàcce mag muy ut gàcce dafa war a dajeek ndaw luy ut ndam. ok mag bu bëgg gàcce mag muy ut gàcce su dajee ak ndaw buy ut ndam je pense que ñoom ñaar dina am ku yar moroomam te kii yar moroomam moom mooy ndawle parce que moom mooy ut ndam te fii Sénégal xam nga lu fi am ay mag yi ut gàcce ndax mag mooy ut gàcce weesuwul nga fekk koo xamante ni mën nga koo jur wala mën ngaa nekk ndijaay wala mën ngaa nekk magam nga ñëw naan yaa ngi génn ak moom bay séq ak moom ba di ko ëmbal di bañ doy na waar de loolu mooy mag buy ut gàcce kon nag yow gone nekkal ndaw luy ut ndam dama la fay bàyyi ne la fa ñële ne yàkka bu farax wér na xam nga moom mooy lan 18 ans nga am xale bu ndaw nga c'est que il faut Sénégal aussi ñu waxaat ci benn affaire mooy lan xale yi Sénégal léegi dañu am c'est comme si que dañu am besoin d'être dans une relation ou bien nécessité wala forcé gu dund relation coûte que coûte pourquoi waaw parce que mbëggeel gi ñuy wax moom moo nekkatul maanaam mbëggeelu xaalis la chaque chose en son temps effectivement à chaque chose en son temps lu nekk dafa am waxtoog ca ba mu waree xale nga bu am 18 ans mais gis nga fii majeur 18 ans ca tubaab ya la am mais ñun sénégalais suñu culture fii am nga jigéen am na 40 ans te majeurul parce que nag jigéen dañuy wax na jóg ci kilifteef la juddoo ci la màggee ci lay deewee ndax boo jógee ci kilifteefu say waajur da ngay dem ci kilifteefu jëkkër tant que amoo borom kër yaa ngi ci kilifteefu waajur ba keroog ngay génn àdduna su la say waajur njëkkee génn àdduna am nga ay mag yu fi nekk ci seeni kilifteef ngay nekk waaye yow xale bu ndaw am 18 ans ngay utub relation génn ku la mag ba loxo di la ca fekk c'est que il faut ñu wan xale yi ne leen gis nga mbëggeel ak dund relation kenn terewu ko kenn waaye dangay xaar ba yow aussi nga mature ba li war a daje si yow njong mais kii li ko dal tey pareeguñu sa éducation yow nga am koy éduquer doy na waar ci moom de bu waxee tey rek man damay mujj noppi ndaxte mag moom ci biir réew nee naa ñu ci bari dañ leen di jàppee ay mag ñu jël seen bopp def ko ay nag te boo dee nag lu waaye wax nga dingat te boo dingat doo am vignette loolu daal lañu wax Amina ci wàllu woowu la ñuy taxaw ci wàllu mag bi gis nga mi ngi wax ba ne xale bu góor bi ñëw na ci këram benn yoon waaye ci biir benn yoon boobu sax bu dee dafay ñëw di ñëwaat nee na fekkantewu fa ak borom kër gi maanaam papaam mais yaay ji Amina ñuy wax ci yaay waaw foofu nag dinaa xaw a joxoñ baaraamu tuuma yaay yi gis nga nday jujur doom bëgg na doomam màgg tekki jariñ yaa ngi dégg te kenn ku si nekk yaakaar naa ne rawatina diggante nday ak doomu bu jigéen lay sa mbégte ci sa doom bu jigéen moom mu màgg nga gis ko bëgg daal di koy jël takk ko nga làngal ko riche waaw loolu yaakaar ne mooy mbégte mi doom bu jigéen gën a rëy mbégte mu rëy mi doom bu jigéen gën a rëy doom bu jigéen mën koo jox ndayam ndax nday boo déggee sax da ngay gis léeg-léeg nday li tax muy tiitaroo doom mooy yàkkamte màgg ba mu siggil ko sagal ko waaye nag loolu du moom moo koy liggéey ndax boo déggee ñu naan laan doom ju màgg dëbbinu ndayam c'est parce que dëbbul rek dëbbinu ndayam donc ba nga daan dëbb da nga ko daan indi sa wet teg ko mu toog ngay dëbb muy gis mooy njàngale ak sàmm bi nga koy sàmm ak yar bi nga koy yar ak éducation de base bi ngay def ci moom topp bi nga koy topp di ko jubbanti di ko wax fi muy teg tànkam na muy doxalee na muy defee ni mu war a comporté wu loolu mooy doom ju màgg dëbbinu ndayam ndax yaay yu bari ñi ngi nekk ci biir kër yi foog nañu toog nañ ci toogaayu yaay fekk ni ñi ngi lor seeni doom yaa ngi lor sa doom yow yaay ci dawal nga uti ji xanaa mën a mel ni asu xanaa mën a mel ni anta te fekk ni asu ak anta yow mi yar xale boobu na nga ko yare ak kee nañ ko yare ça fait deux waaye du ñu def dara lu dul Amina ci gendarme boobu ñu wax ci moom tamit moom mi nga xamante ni defe naa dafa censé à di war a di aar nit ki tey ñu gis ni moom tamit am na benn faiblesse moom ku góor ki ci ni mu doxalee bay fi responsabilité am. voilà Davida du ma jël baatu gendarme bi rek daal di ko koy caractériser yam ci damay wax baatu góor tout d'abord góor xam nga góor dafa xaw a semblable ak gor ok
góor ak góor dafa jege. léeg-léeg nit góor taxaw fëgg dënnam ne góor yàlla pire laa alors que ni góor rek a fa nekk mais dese nga doon góor yàlla gis nga góor. bu jigéen ñëwee ànd ak yow quel que soit nu mu toll ak nu mu mënti mel parce que bi ma ko laajee daf ma ne ñu ñaar dama kaa bëggoon torop xale bi ñëw bëgg la comme yow nekk nga mag muy ut gàcce ba ànd ak gone gu tuuti mu bëgg la ba yéene la boppam di la jox lépp mu leer la ne kii kat su doon sa rakk la wala sa doom boo jur doo bëgg mu joxe boppam te takkuñu ko solal mu bum bàyyi nga taxaw moom góor yàlla pire góor wu jigéen war naa mën a ñëw di ko jox boppam mu bañal ko te du ko teree doon góor loolu du soppi lenn ci nekk ci ngóoraam gis nga yar bi ñuy xam nga boo déggee ñu naan ku yar jigéen yar nga société yar bi ñuy yar jigéen du jigéen ay yar jigéen du yaayee yar jigéen du bàyyi yar jigéen société na yar jigéen pour yar boppam société ñëpp ci nekk. wér na de. yow ku góor ki moom xam nga cadre mbëggeel dafa complexe. et puis gi nga jigéen bu bëggee góor dafay nekk koo xamante ne day vulnérable mooy du ko bañal dara parce que dafay yaakaar ne lu mu ko bañal rek. dina tax kee am dut ci mbëggeelam. kon nag yow nag taxawaay soldat alors que yow on te caractérise nga nekk un gendarme. xam nga homme de tenue tout d'abord boo ñëwee lan moo tax ñu indi fi am na lan lañ leen di tuddee les forces de l'ordre mooy maanaam yéen indi ordre boobu noonu nekkul ci tali nekkul ci kaso nekkul ci njubadi mais ci dund la. ok ci dundu doomu aadama ngay indi ordre que ce soit koy génnal que ce soit koo bokkal ak ku mu mënti doon mais moom aussi tamit kenn gënu ko irresponsable parce que nag ku séq jigéen bu ñëwee ne la damaa war na lool bu dee yow xam nga bu dee du yow xam nga première fuite de responsabilité bi nga xamante ne moom la def waaye moom nag irresponsabilité mi ngi ko njëlbeenoo ca ba mu nangoo xale bi am 18 ans muy génn ak moom bay séq ak moom ba lii di ko ci fekk. ba pare mu daw bëgg a ñëwaat. xam nga léeg-léeg tiitaange ak gàcce dina la dugal nga def loo xamante ne dangay naan su ma yëgoon dafa tiit mag muy ut gàcce ba faf am gàcce la. mag buy ut gàcce ba faf am gàcce ndax kat xam na ni lii bu dalee ci nopp yi du rafet ci deram magum jëmm ëmbal nga xale bu am 18 ans nañu waxante dëgg nag. mu doon joxe ordre ba far créer désordre léegi nag keneen ki ñu gis ni créé na ko mooy papa ji xam naa ñu ñëw ci papa ji defe naa lu ñu cëralee ci waxtu mi ngi commencé bëgg a waaw Davida man papaam aussi tamit dama koy wax na gëm yàlla delloo xelam si yàlla xam nga ndax lan bu nit doon may boppam kenn du jeexal dara te yaakaar naa ne ku doon sàkk sa bopp doo dëgg kuy sàkk sa bopp ah non doo dëgg la papaam yaakaaram tas na d'accord nañu am na lu ko metti ndax mësta xalaat lii ci taawam bu jigéen bii li mu bëggoon kat moom moo doon taawam bu jigéen bii xëy suba si gën ko sagal ko waaye nag anam dogalu yàlla day nañu ëmb sëru dënk la taatu waxande boo dem fekk ko fa est-ce que loolu mi ngi nekk parce que am na ñuy téye seen bopp nag ba tey de nattu la sëru dënk la taatu waxande boo dem fekk ko fa cela veut dire tout simplement que ni jigéen du tëdd day raw du jaas kenn ku ko yàlla tudd seew ala kulli aali bu dee dañ la koy def nga wasin dee li lañ ko def nga wasin dee waaw ñàkk déclaration xale bi jamono ji lan la ko mën a causer parce que dégg nga ko nee na léegi mu am ci octobre bi at te déclaré guñu ko xam nga tey ay xale ñu màgg fii di nekk ci mbedd mi di eere war a jàngi avant ñàkk déclaration bi sax mooy waa ji xëy na def na erreur reconnaître na erreur am bëgg na dellu siwaat pour que ñëwaat takk xale bi waajur bi bañ na boole li ko neex ak li ko naqadi dégg naa ñu naan su ndox tuuroo an bàq des bàq bi kenn dayewu ko dara nañu rootiwaat xam nga rootiwaat bi moom mooy lan na woo waa ji teg ko wax ko ñeenti dëggam mer na mais nag fii li fi am nii xam nga moom mooy lan na fexe mu rectifier erreur bi mooy waa ji bëgg na xale bi bëgg na delluwaat ak waa ji am nañ ci doom nañu leen maye ñoom ñaar ñu sëy su ko defee xale boobu judd te il n'a pas demandé à naître dans ce foyer ñu créer ko benn foyer te aussi ñu bàyyam mu reconnaître doomam daal di koy dem déclarer xale bi bokk ci société bi comme tous les autres enfants waaw moom mi jot a ñam tous les enfants ont mérité le droit à la naissance tous les enfants ont mérité am na nu ko tubaab bi di waxee sax le droit d'être déclaré d'avoir des papiers et tout d'être inscrit dans des établissements effectivement
man nag li ma ci xaw a tiit jamono ji mooy comme xas na ko ba xam ba doom juddu ci est-ce que màggetum alkaati dina bàyyi dóor. waaw xale bu jigéen bi nag ci biir waxtaan nee na waxi mbëggeel bëggatu koo dégg xëy na fi mu toll la tiital naa ko loolu nag. waaye giif nag am na de loo mer di nga giif. di nga giif fi mu moo tax ma ne la fi mu toll la ndax nee na jamono yii li ko soxal mooy dafa bëgg liggéey te am na nu muy demee bu xelam gàttee torop bu gisee ku ko ne kaa mu utale liggéey am fu mu jaaree noonu est-ce que duñ ko naxaat. beneen bi mooy nee na boobu ba tey papa ji mi ngi jokkoo ak moom ndax mi nga bëgg di xam doom ji ci lu mu nekk. waa ji kon ce qui veut dire que ni. waaw lii gën mooy baayu xale bu jigéen bi na muñ xam ni lii am nii du lu ko gënal du coobare doomam xëy na nag nekk na xale boo xamante ne am na fu rëcc ci éducation loolu moom moo répercuté waaye la ca gën xam nga moom mooy lan le coup n'est pas déjà le coup est déjà parti. Essayons de rectifier le tir. Rectifier le tir comment na jël mu waa ji comme nangu na takk xale bi mu may ko xale bi mu utal doomam kayit te mu ànd ak moom sëy te mu topp ci nag di seet nan la yoree doomam. mbokk téléspectateurs yi defe naa ni wax ji falankulaay na ndaxte lépp loo xamante ni moo di solution Amina Paye yegg na ci xanaa man ma ciy dolli tuuti ci solution yi wax ak kooku nga xamante ni mooy papa xale bu jigéen bi naan ko lii ku sañoon rek du la dal bay dal kenn koo xamante dafa bokk ci sa njaboot wala ci keneen sax ndaxte xëy na ku sañoon sa doom da nga koy gis mu nekkaat ci benn level pas ci level bi bu nekk moom xale bi fëte na gendarme bi fëte na papa ji tamit fëte na waaye tamit keneen ki nga xamante ni fëte na mooy yaay ji waaye seen photo yi yëpp mi ngi dooree ci nijaay jooju nga xamante ni bii xale bi di doon tout tànk ci la koy commencé di def yooyu mu koy def kon yéen yi nga xamante ni yéen ma doon seetaan du ma def lu dul jox message yéen di nekk ci seen biir kër yi di leen xool seen doom yi waaye di leen di bañ a tere boo xamante ni lañ leen bëgg a wax sax dañ koy ragal ndax yéen a leen a jàngal naa leen deel tëj si gémmiñ Amina looy tàggoo. xanaa rek di wax waajur leen doom nawle la nawle nag da lay nawloo yow d'abord comme doom nawle la na nga fexe mu nawloo la te éducation dafa nekk corvée du ma sax bu corvée day diis wareef la bu nekk ci sa ndodd yow yaa ko war a mottali ndax dañu wax nag waajur bu nekk dinañ la laaj nan nga sàmmee woon say njaboot yaay yi nañu bàyyi di nëbbal seeni njaboot li nga xam ne moom la ñuy def wala di ko dund bàyyi tamit nañuy mun ndogalu yàlla bi leen di dal ci seen njaboot te góori Sénégal nañu jàppee jigéen ñi comme seeni sœur looy bañ ñu def ko sa sœur wala nga bañ sa sœur dund ko ngir yàlla ngal la waay bu ko dundal sœur jàmbur ndax ku fi dul sa sœur jàmbur la wér na kese. Amina. jërë ngeen jëf dig daje. di jaajëfal internetu enquête 221. di leen dig daje beneen yoon. ak beneen cëy ci yeneen di sujet. man ma jaar fa daal di sant képp koo xamante ni jamono ji toogoon nga di xaar seen émission bi di cëy ma jaar fa tamit santaat ñi nga xamante ni mooy les fatigables Mor laa koy wax moom mi nga xamante ni saa su nekk mooy nekk melal ñu ñii ñu mel su Amina rafetee ba ngeen mën ko xool man Davida it noonu grâce à Mor mi nga xamante ni nee naa image yeeg yëpp équipe technique bi bàyyiwuñu kenn fii rek boobu ñu joxalee dig daje ci beneen thème ci seen émission cëy Amina cëy